Je relève le défi de mon cher collègue Paul Kagame, président du Rwanda. Je vous invite, vous aussi, à faire de même pour barrer la route à la propagation de la maladie Covid-19. Ouvrez le robinet, mouillez les mains, versez du savon dans le creux de votre main, frottez-vous les mains, les doigts et les paumes. Prenez votre temps, cela peut durer plus de 30 secondes. Entrelacez vos mains pour nettoyer entre les doigts. Nettoyez vos ongles et les bouts des doigts. Rincez-vous bien les mains. Séchez-vous les mains, si possible avec un essuie-main, et fermez le robinet avec. Asalaamaaleykum Sénégal ak sénégalais yi nu ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm ziar naa leen fu ngeen toll toujours nag ci distance bi sori leen ma sori leen joxante loxo sequñu ko ku ci mer logal sa golo sa problème la sama loxo bii duma ko jox kenn waaw Khadim Gueye delsi na di leen jox nouvelles yi comme ni mu koy defee chaque jour rek li nga xam ne moo xew ci Italie ak raisonné tuuti te la nga xam ne si mooy la xew ci Sénégal gee waaw di leen sant leen gërëm ci seetaan bi yéen a ngi gën a yokk chaque jour di leen rappeler rek Khadim Gueye TV la tudd ku ci bindul woon bindul ci abonné ci chaîne bi tàppeel Khadim Gueye TV sur YouTube nga abonné nga activer cloche bi ndax loolu moo ci ëpp importance mooy bu may def live en direct wala vidéo bu ma jëkk a dugal yéen a koy jëkk a seetaan waaw vidéo yi plus tard dama koy def ci Facebook mais dana fekk presque 2000 personnes seetaan nañ ko fii boo leen bëggee nag di ko jëkk a seetaan bala ma koy def ci Facebook bi abonné ci chaîne bi nga activer cloche bi Khadim Gueye TV c'est très simple voilà dellusiwaat di leen rappeler aussi tey le vendredi demain inchallah danaa def live comme ni ma ko defee woon samedi bële di remercier invité mi amoon yépp di leen remercier yéen ñi nga xam ne yéen a nga fa woon ñu bare tardé woon nañ ko naan ma yëguñu ko woon wala affaire yooyu maa ngi leen koy wax ci vidéo bi demain à 18h lay nekk heure de Paris mooy heure Europe di 17h ci Sénégal Amérique bu ma juumul ay midi lay tombeel loolu lañ ma wax donc daañ def live en direct ak ay invité yu am solo war a waxtaan ci coronavirus bi war a waxtaan ci gars yi di déplacé wu di jóge fii di jël yoonu suuf bi di dem Sénégal yooyu yëpp daañ ci wax dinaa am ci plateau bi invité yu am solo ku mel ne Mamadou Ndoye Bane nekk TFM daañ fa am Mame Gor Diazaka di chanteur di waykat di xalaat di wax ay mbiram et puis mi ngi jëf lu am solo aussi ci coronavirus bi ci ay ndimbal ak ci sensibilisation donc Mame Gor dina nekk suma invité Mati 3 Pommes dina nekk sama invité moom tamit gis ngeen dimanche bu nekk à 17h live yu am solo yu muy def ak ay invité yu am njariñ Mati dina nekk suma invité moom tamit Amdy Kane ki nga xam ne si moom dégg ngeen ko ku ne moom siiwal nañ ko ci àdduna bi ndax mooy ki ñu accusé woon ne moo jóge Italie indi feebar bi Touba voilà Amdy ci boppam jot naa ko waxtaan naa ak moom demain incha allah dina nekk ci invité yi dinañu expliquer ay raisons dinañ waxtaan ci li nga xam ne si mooy kooku accusé woon ba ngeen dégg yéen ñi ñëpp audio yi Amdy ci boppam ma weddi woon na ko dégg ngeen audioom tamit te à la fin du woon moom waaw moom nag bëgg na xam ndaw soosu ndax mu attaqué ko accusé ko noonu dañ ko yabal toutes ces choses là loolu ku bëgg xam ay leeral suba boo dégloo Khadim Gueye TV à 18h di 17h ci Sénégal da nga ko xam et puis ci invité yi toujours suba ku ñuy wax Baye Diouf mi ngi fa di consultant immigration di directeur benn rajo defal suñu bopp fële ca Milan moom tam ci invité yi la ku ci yëngatu ci wàllu information di informer émigré yi fii sonn ci trop Baye Diouf aussi dina nekk suñu invité Maymouna Bousso moom tamit di activiste boo xam ne ci Sénégal ku ne xam na kan mooy Maymouna Bousso Maymouna aussi sonn na trop ci sensibiliser sénégalais yi ndax ñu bañ a fooye lii nga xam ne mooy
coronavirus bi Maimouna aussi dina nekk suma invité yi suba inshallah war a tëj nag ak Balla Diagne di benn liver nekk fële ci Amérique moom tamit di sama rakk di sama xarit moom tam dina fa nekk donc suba bu ko kenn raté pour nga mën a seetaan live bi nag ci YouTube laa koy defee ci chaîne bii ngeen may seetaane donc ñi may nga xam ne après daañ gis vidéo sur Facebook abonné leen ci chaîne bi comme ça demain inshallah ca 18h ngeen mën a déglu en direct affaire bi voilà parce que live bi moom duma ko mën a pass ci Facebook donc maa ngi leen di avertir dinaa ko bind ci sama panel aussi dinaa def benn vidéo promotionnelle après pour fàttali leen ko nga abonné ci chaîne bi Khadim Gueye TV nga activer cloche bi 18h inshallah bu ma nee correct rek live YouTube yónnee na notification bi nga ñëw dugg participer ci live bi déglu gaay lu ñuy wax lépp ci yar ak ay teggin rek voilà parce que ñëw fa di saaga ay invité yooyu ku ko def mel na man mi nga saaga donc koo xam ne ay saaga moo la tax a jóg tu n'es pas invité quoi ku ñëw yar ak ay teggin waxuñu waxi politique waxuñu fa ku féete fii ku féete fee ku féete fële wax day leer voilà affaire coronavirus lañ fay wax loo xam ne sénégalais yépp la concerné parti politique ba nga bokk ak yooyu yépp couleur bi amu ci coronavirus nee naa leen amul couleur politique voilà donc waxuñu fa waxi politique bu fa nit waxee kañ invité bu la neexul tamit toogal nga déglu ko bu leen neexul la bul ñëw ci sama live parce que koo fu ñëwee saaga fa wala nga wax fa lu ñaaw sama followers wala nga wax ko sama invité sama chaîne moom doo ko gisati kooku moom na leer kooku moom wax naa ko waxati ko suba nag inshallah ci laa gën a sévère ci loolu ku bëgg a ñëw ak yar ak teggin bëgg a jariñu dégg ñoo xam ne peut-être daañ leen jox ay information yoo xam ne xamu leen ko woon ngir ngeen gën a mën a xam ngeen ñëw déglu ak yar ak ay teggin ok donc ñu ñëw ci li nga xam ne moo ñu fi indi chaque jour leen ko jox mbir mi ëpp na dayoo man moo sañoon li ñuy xaar italien di ko xaar mooy li nga xam mooy ligne bi jëm kaw ligne bi ñu ngi koy xaar pour mu wàcc mais wàccagul ba tey mi ngi yéeg rek ndeysaan bu ñu yeewoo cas yi positif yi ñu ngi gën a yokku ñi wér bien que ñi ngi yokku waaye ñiy faatu aussi dem nañ ba romb nañ Chine Italie sama gars yi romb na Chine ci ay mort kon na ngeen xam ne mbir mi du ay caaxaandu lu ñuy kafe voilà donc man wax leen total bi dem ñi ngi woon 30 nangam et puis tontu tamit ñoo xam ne si ñu ma bëgg defloo calculu dang ñu war a wax démb bi ñu ko waxee ak tey yi ñuy wax lan mooy différence bi ñu mën a calculer différence defe naa ne laajul njàng mu sori waaw su fekkee ne man dama leen koy jox jour par jour sama vidéo yi bañ naa ko ba date bi dama koy def ci suuf su dee démb le 18 ma ne la 1000 cas la exemple laa la jox ñu ñëw 19 ma ne la 1200 cas la kooku soxlu ma lay wax différence ba jëlal 1200 nga def moins 1000 da nga xam ne 200 personnes moo dox ci diggante ba donc am na laaj yoo xam ne si vraiment toog fii di ko tontu wala ñu koy bind mën na ñàkk quoi voilà man dama leen jox chiffres yi jour par jour ku ci bëgg a xam lan mooy différence bi jëlal nga def sa soustraction mu jeex voilà mais bëgg a toog fii di defal calcul lii nangam kërëb kooku day metti tamit ci man ñen sëñ bi waaw amu leen jot mais man dama jël sama jot dajee leen ko pour baaxee leen ko donc tamit yombal leen ma mbir mi quoi li surtout nag yoo xam ne si mun ngeen ko defal seen bopp mu gën a yomb kooku def naa jarul di ma bind di ma ko laaj quoi voilà donc total bi 41 035 la bis na ko démb waaw donc xam ngeen ne mbir mi ñàng na voilà te tey le 20 bii ma leen jox le 19 la tey à 18h ci lañ war a jot li nga xam ne si mooy pour le 20 donc wóor na le démb 19 mars 2020 41 035 ñooy total bi parce que ti fii tam il faut ma leeral fi tuuti parce que total bi bu ñu la ko waxee ñi faatu ñoo ngi ci biir ñi nga xam ñoo ngi wér ñenn ci hôpital ba ñenn ca quarantaine ba ñoom ñëpp boo ko boolee moo lay jox 41 035 ci biir ñooñu ñi nga xam ne sont positifs waaw ñi nga xam ne yor nañ feebar bi waaw 33 190 la ñoom ñoo positif ok donc da ngeen war a jàpp ne am na ñoo xam dañoo positif am ñoo xam dañoo nekk en quarantaine am ñoo xam dañoo nekk en thérapie intensive différence bi mooy ñi nga xam dañoo positif defal nañ leen tampon bi maanaam test bi xam nañ ko am na ku ma doon laaj aussi ku bëgg a def test nan ngay def
alors test bi du ñëpp lañ koy defal test bi ñii positif rek lañ koy defal parce que test bi ça coûte cher ça prend du temps bu ñu jëlee benn tampon ay heure lañ ciy def pour mën a am résultat bi donc du da ngay yeewu rek yow dara dal la comme man mi ma ne non damay xëy woote damay ñëw pour ngeen defal ma test bi kooku duñ la accepter existé wul ki ñuy defal test bi mooy koo xam ne il est am na symptôme yooyu waaw ñi am symptôme bi waaw fièvre bi nangam ña ngay sëqat ña ngay tichooli seen biir commencé na daw ak ñu am ay seen put bii di metti affaire yooyu ñooñu bu ñu ñëwee ñoom la ñuy defal test boobu pour xool ndax ñoom positif nañ wala déet am na ci ñoo xam dañ leen def en quarantaine lii différence bi mooy yow tey man bu ma fekkoon ne ñu ne diw meekat am na feebar bi man mu yëg ko ne diw moom wax na ak man démb wala joxoon naa ko loxo maa ngi moom waxtaanoon nañ man dara daluma anatana mais dañ may def en quarantaine dinaa leen ko expliquer mooy ñan après ñan ñooy cas boobu voilà pour muy leer waaw parce que sinon mbir yi day jaxasoo waaw dafa am ay différence nekkul ne da ngay yeewu rek bon dégg naa coronavirus am na négal ma dem hôpital ñu defal ma test bi non test bi dañ koy defal ñi nga xam ne ñëw nañ ak symptômes yooyu ñi am symptômes yi gis nga sur les 41 035 mooy 33 190 yi ñii dañ leen koy defal voilà après bu ñu accès ci quarantaine naa expliqué lan moo tax ñooñu ñu def leen en quarantaine voilà bu wuuteeg ñun bi ñuy def toog leen ci kër yi nangam naa am na ñoo xam dañuy toog ci kër gi waruñoo génn pour 14 jours dañ war a tëju seen kër ñooñu waruñoo duggi marché waruñoo dem pharmacie di jëndi bokkuñu ci liste boobu buñ fa àggee naan ko expliqué ñi nga xam ne ñoo ci wér 4440 lañ kooku date 19 mars 2020 ñi nga xam ne ñoo ci génn àdduna fi ma leen doon waxee ne romb nañ Chine mooy dem nañ ba 3405 Chine 3000 la woon donc ñi romb nañ leen di dem te àggaguñ fenn te affaire bi mu ngi yokk donc Italie romb na Chine 3405 morts amatuñ fu ñu leen di suul camion militaire yi ñooy ñëw di leen jël ñuy xool province yi ban moo ci libre fan la fourneau yi am dañ leen di lakk directement léegi parce que cimetière yi amatul ay place donc Sénégal bàyyi leen li ngeen di foye Sénégal bàyyi leen li ngeen di foye coronavirus du fo coronavirus du fo ok voilà recoverati mooy ñi nga xam ne si dañ leen entré hôpital waaw 15 757 waaw yoo xam ne entré nañu hôpital donc sont positifs mais dañ leen entré di leen faj te dama leen bëgg a leeral mais nekkuñu en thérapie intensive maa ngi ciy bëgg a agsi ñii ña nga ci hôpital ya tëdd 15 757 thérapie intensive mooy ñi samp machine bi nga xam ne seen mënatuñoo noyyi seen bopp directement machine boobu moo leen di dimbali pour ñu mën a noyyi ñoo ngi ci 2498 voilà ñii entré nañ leen mais ci ñañ entré am na ñoo xam 2490 yoo xam ne machine bii moo leen di dimbali pour ñu noyyi voilà léegi ñu ñëw ci ñi nga xam ñoo ngi ci quarantaine bi mooy ñi nga xam ne dañoo war a tëdd 14 jours yooyu ñu xool ndax feebar na leen daanal wala déet quarantaine bii di 14935 ñooy ñi nga xam ne mënuñoo génn dem duggi mënuñoo dem jëndi sax garab pharmacie ñoom dañoo war a tëju ci kër gi obligatoirement loolu li ko waral moom laa waroon expliquer léegi mooy ñooñu ils étaient en contact ak koo xam ne si dafa jël feebar ba mi ngi mel na waajooju ko amoon tey jii kër gam newoon waa kër ga koo xam ne wax na ak moom koo xam ne nuyu na ko koo xam ne si daal ba mu demee léegi gisante na ak moom ñooña dañ leen di obligé ñu def 14 jours seen kër ça veut pas dire qu'ils sont malades ndax mën nañ toog fukki fan ak ñeent dara dal leen nañ dem doxe comme fu ñëpp yi dem ñoom ñoo xam am droit yi ñeneen ñi am waaye mënuñu am contact ak ki nga xam ne am na coronavirus positif na ba pare di dem di libre non kooku dafa war a toog 14 jours mi ngi mel ne man mii tey ma jóge woon fii ne cëpp Sénégal peut-être am na ñu ma waxal ñoo xam ne am nañ ko walla affaire yooyu donc pour sûreté
njaboot ga sûreté peuple bi mooy ñu tëj ma ci bërëb ba ma am 14 jours yu mat ndax feebar bu dee mi ngi sama biir balaa 14 jours yi di mat dana feeñ dina daanu tëdd sama température bi yéeg ca kaw xam nga dinaa am soj moomu dinaa am biir buy daw ak affaire yooyu suñ toogee ba 15 jours aw ma ko nag ça veut dire que ne man kenn wàllu mu ko mën nañ maa bàyyi ma dem maa ngi yéen ñii may xool te wér péng ñoo yam loolu mooy différence quarantaine bii actuellement Italie ak Europe yëpp France ak yëpp dañ ne ñëpp toog ci kër yi ñi feebar ñi feebarul tamit pour sûreté pour ñu mën a tamponner affaire bi il faut que ñun ñi toog parce que feebar bi ni ma ko mën a wooye mooy comme dëmm la ci ñun lay dund waaw dul ne ci air bi da nga gis ku takk masque am di waaxu yi dem nekkul looy noyyi mu lay dugg looy laal la loo tax gis ñu naan raxas leen seen loxo yi ba mu set wecc di ko désinfecté parce que day déposé wu fii ak léegi bu fi déposé wu bu ma laalee big bii sax téye ko ma teg ko fii yow nga ñëw fii bëgg a bind rek fëkk big bii jël ko bind ko jox naa la feebar bi parce que feebar ci ñun lay dund buñ bàyyi woon big bi fii 3 heures de temps man mi ko laal tey dama leen di leeralal de mu gën a dugg seen bopp yi man mii ko laal yor feebar bi sama loxo désinfecté wu ma ko ma teg big bi fii su fi amee 3 heures de temps 4 heures te kenn laalu ko microbe bi day dee virus bi day dee virus bi ci ñun la mën ci suñu biir la mën dund waaw looloo tax bu ma laalee teg yow nga ñëw laal jël nga ko nga teg ko fa keneen ñëw laal jël ko loolu moom mooy dundal virus bi boo gisee ñu naan leen distance yi pour que contact bi mën a bañ a am ci yu ñuy laal lépp loo xam ñu ngi koy laal keneen bañ a ñëw di ko laal et puis ñun la toogal sa kër parce que boo toogee sa kër doo ko mën a wàll keneen parce que doo nuyu kenn doo embrasser kenn ba koy jàllale ci moom te bu toogee fii dana dee moom looloo tax ngeen war a respecter distance yi war a respecter bañ a nuyoo yi ak yooyu yëpp parce que bu ma nuyoo koo xam ne désinfecté wul loxoom te mu nekk fa man jox na ma ko ma ñëw nuyu diw mais diw jël jox ko kee ko kooko nuyu keneen donc bu ñu leen di wax loolu moom moo tax waaye nekkul loo xam ne da ngay génn di ko noyyi ci air bi mu dugg la déedéet boo laalul ku ko yor laaloo loo xam ne ku ko yor laal na ko du la def dara moo tax boo ne denc sa kër googu mën a denc sama kër gii du la dal duuma dal waaw parce que li war maa ngi koy def yaa ngi def li la war ñun ñaar fekk dajewuñ joxante loxo wala ma laal loo laal wala nga laal lu ma laal kooku du la mën a dal waaye boo demee koo gis bu ñuy toogee man mën naa toog fii di désinfecté def lu ne yow nga yor sa tànk këroo kër nga dugg fa koñoo koñ nga dugg fa lu sa yoon nekk lu mu néewul nga dugg ca dem ba laal ko wóoru laal nga ñëw sama kër gi ñëw laal sama loxi kër gi di dem tëj ko man ma ñëw di la gunge jàppaat ci loxo bi rek man mi demul woon sax wàll nga ma ko ray ma loo tax ma ne kuy xaru demal nga xaru ca àll ba waaw mais danga may yóbbaale dans ce cas wax day leer je pense que li ma leen wax comprendre ngeen ko ok donc ñu kon ne donc ñi nga xam ne ñoo en quarantaine dañoo nekkoon en contact ak kenn koo xam ne si wala wax na ñoo moom ak tout ce que tu veux voilà 14 935 lañ ñooñu ça veut pas dire qu'ils sont malades mais dañ bëgg a toog téye leen xam ndax feebar nañ wala feebaroon mënuñu leen bàyyi ñuy circuler nu mu leen neexee ok donc fi nga xam ne nag fi la mbir mi gën a dalee ci province Lombardie yi mooy fii ñu nekk muy Bergamo am Brescia Milan affaire yooyu boo xoolee Brescia non Bergamo moom moo gën a ëpp ay cas 4645 cas am na donc xoolal 19 bu tay bi plus tard laa ñu koy jox da ngeen gis suba dana yokk parce que courbe bi mi ngi yéeg wàccagul ba léegi loolu la ñu xaar Brescia moom moo ci topp 4247 cas Milan 3278 Cremona 2286 Lodi 1528 kooku mooy province Lombardie benn province boo xam ne romb na 1000 yi mooy Emilia Romagna am nañ ci benn dëkk bu fa tudd Piacenza am na 1428 ñeneen ñëpp ñoo ngi ci suufu 1000 cas voilà boo totalisé li nga xam ne mooy province yi ne ci Lombardie yépp boo dajalee yii ma leen wax ak yu ndaw ndawaan yi total bi 19 884 cas la waaw donc xam ngeen mbir mi fu mu toll voilà
kooku mooy li nga xam ne si mooy datu 19 mars 2020 voilà ñu wax ko tuuti ñi nga xam ne si suñu mbokk africain lañ te dégguñu chiffres yi en français ma liiral leen ko am leen patience parce que ñoom tam ci lañ bokk léeg-léeg gis Sénégal non ñun day wolof lañ dégg quoi wax ñu ni suñu yoon newul ca ñee déedéet sa yoon newul ca ñee mais man sama yoon mu ngi ci ñoom ni ma lay informer laa leen war a informer donc néewuma di leen jaay italien yu ma dégg wala dara dama bëgg ñoom ñu dégg ko comme ni ngeen ko dégg ñu dugal ko seen zukko bi seen bopp bi quoi voilà muy leer ok amici il totale del 19 marzo 2020 l'Italia sul territorio nazionale è salito a 41.035 casi di cui quelli positivi sono 33.190. Questi sono quelli che sono positivi al coronavirus. I guariti sono saliti a 4.440 e i morti sono saliti di nuovo e abbiamo superato anche la Cina che è a 3.000. L'Italia è arrivato a 3.405 casi, ok? I ricoverati, quelli che sono ricoverati in ospedale, sono saliti a 15.757. Quelli che sono in terapia intensiva, che respirano grazie a quella macchina lì, sono saliti a 2.498. Quelli che sono in quarantena, cioè quelli che hanno incontrato persone che hanno il virus, che ci hanno parlato o salutato o non so che cosa, sono saliti a 14.935. E le province che sono più toccate, che hanno più casi, in questo caso Bergamo, là dove vivo io, Bergamo è arrivato a 4.645 casi, Brescia come secondo con 4.247, Milano 3.278, Cremona 2.286, Lodi con 1.528 casi. Il totale sulle province, questa provincia della Lombardia, sono saliti a 19.884 totali. Ok, io ho letto solo le cifre che sono saliti oltre i 1.000 casi. Ok, c'è un'altra provincia dell'Emilia Romagna che è Piacenza che è arrivata a 1.428. Se no tutte le altre province sono sotto i 1.000 casi. Ecco, l'altro ve lo dico domani 20, oggi è 20, vi dirò domani cosa è successo per il 20. Grazie. Donc sama gars yi mbir mi ngi noonu loolu mooy li nga xam ne si mooy chiffres yi comprendre ngeen ko je pense suñu mbokk yi nga xam tamit ay africain lañ ay étranger lañ mais dégguñu chiffres yi en français dégg nañ tuuti ci italien xam nañ bon chiffres yi quoi voilà donc bu ñu leen koy baaxee rek may leen ñu aussi ñu baaxee ko ñeen te bañ a égoïste quoi def ko mbirum sénégalais kenn ku ne daal daf la bëgg a laaju boppam li ko intéressé moom booy wax ak ñeneen ñi mu ne loolu intéressé wuñu wax ñu li ma intéressé man kese kooku moom baadoolo ak sénégalais moom foofu la ko fekk baax quoi waaw waaye man moom man ngeen fii fekk voilà bëgg doon waaw joxuma leen loxo te raayit laay wax ni may waxee yéen laay wax ak ñeneen ñëpp comprendre voilà ñun ñëpp ay doomu nday la ñaa way ke Cameroun dëkk ke dëkk Côte d'Ivoire ke dëkk Gambie yaa xam mais bu ñu doon taxa ñun ñëpp la ñuy boole ci mbuus mi te takal ñu lu ñu yor donc am leen muñ gi quoi voilà léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne si mooy démb dama ne bon Mame Gor Diazaka Youssou Ndour liñ def xam nga gars yi moom lu jëw rek bu dee politique ñu def ko bu dee musique ñu bëgg ci indi seen ay rivalité man je m'en balance de ces rivalités voilà man ku ci def lu baax ma xam ko dama koy wax démb ba démb Youssou Ndour laa gis fii ngeen gis ko yéen ñëpp gis Mame Gor Diazaka lam def ak lam wax gisuma woon Wally Seck gisuma woon Pape Diouf gisuma woon ñeneen ñi Sadio Mané gis naa ko ci France 24 ne joxe na fa 30 millions donc moom yàgg na def yooyu Youssou Ndour yàgg na ko def Mame Gor mi yàgg na def yooyu Wally Seck bu ko defee mënuma lu dul bëgg ca nee nañ ma joxe na 500 000 ok Pape Diouf 600 000 Sadio Mané 30 millions Youssou Ndour 10 millions donc di xaar ñeneen ñi bu ngeen bëggee liste bu ngeen mu amee man mën naa ko lima nekkuma fi naan kii ndàngam ku ko ci def yaa ngay jox exemple sa morom parce que ku mel ne Youssou Ndour mii yi muy def defu ko pour ngistal ndax la muy def te xamu leen ko moo ëpp lii mu teg
mais bu ngeen gisee ñoom ñu génnee lii di ko wax parce que en général booy jëf sax waroo di wax mais ñoom ay influenceur lañ dañ ay royukaay lañ donc bu ñu defee benn geste ñeneen ñi daañ ko gis copier geste boobu te yéen ñi yéen a ci jariñu population bi donc mënuñu lu dul leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla ñeneen ñi ko defagul woon ñu copier ci ñoom ñii ndax bu ñu yégee ne diw def na ñoom ñu def kooku njariñ dong la voilà def naa defuñu ko pour puukare defuñu ko pour wonewu defuñu ko pour dara mais c'est pour jox exemple ñeneen ñi ñu mën a def comme ñoom voilà man loolu laa gëm looloo tax bon bu ko Wally defee Youssou Ndour def ko Pape Diouf def ko ak keneen ku ko def j'attends même les acteurs là ñu koy def Sadio Mané def na ko yeneen joueurs yi nga xam yàlla baaxee na la aussi nañ ñëw def ci ñu ku ma ci yëg dinaa ko wax ku ma yëgul nag boo ko defee te yëguma ko sa soxlawul sax man ma di ko wax mais def nga lu baax def nga sa waru gar def nga sa devoir voilà donc acteur théâtre yeeg ñoom sànneex ak tous ces gars là kenn ku ci ne defal sa affaire quoi voilà man li gën a am importance mooy mën nañ def ku deful tamit nga génne sa image nga def vidéo yi comme noonu ko Youssou Ndour defee Maam Góor mi def ko ñeneen def ko du xaalis boo dugal kese yéen da ngeen am mbooloo nga génn ne raxas leen seen loxo yi won leen noonu ko président Macky Sall ci boppam sax defee ñii def ko artistes yi di ko def yéen tamit kutewu leen dara nga jël sa téléphone bi enregistré wax ak sa ay followers wax ak ñi lay seetaan ñëpp conseiller leen parce que du ñàkk ñaar ñett topp ca la ngay wax te boo ko defee da nga ci am toyaaba yàlla moo ëpp solo loolu rek moo tax mais newuñu fii ay concours kii def na lii kee def ko lu tax waxoo kee nangam man de bu ma waxul Wally Seck waxuma Pape Diouf ça veut dire yëguma ko woon te du ma toog fi nag di inventer nit ñi loo xam ne si xëy na def nañ ko xam ne dafa jóg lu ma leer laay wax moom ngeen ma xamee te du ma ci wàcc du kenn ci yéen ku ma ciy dindi voilà lu ma leer ma xam ko dinaa ko wax waaye nag di xalaat naa di war na def li sama yoon nekku ci lu ma xamul du ma ko wax dem leen ngeen def seen recherche mais man defuma ay concours tey defuma ko suba li am njariñ daal mooy coronavirus ñun ñëpp ñoo ko bokk amul couleur politique amul couleur musicale amul daraja amul pauvre amul riche ñun ñëpp ñoo war a collaborer kenn ku ne sa kër sax sa collaboration war nga ko def étranger yi nekk fii woo seen kër di leen wax moytu leen lii di xuloog ñoom sax ci loolu jar na ko parce que sensibilisation bi du doy jamais boo gisee may wax acteurs yi nga xam ne si ay nit lañ yu siiw ay nit yoo xam ne si dañ leen di déglu ñoom ñu war a génn di wax italiens yi dañ koy def des musiciens dañuy toog di improviser ay woy sax di ko teg ci lii di sensibiliser nit ñi pourquoi pas au Sénégal voilà parce que ñii ñoo wér ñooñu dem seen concert yi dem di leen seetaane seen théâtre yi et toutes ces choses donc buñ tolloo yéen a war a jëkk a génn di leen sensibiliser comme ñun niñ koy defee waaw ku nekk fii di live aussi ñëwal di sensibiliser nit ñi soxlaatuñ fi ay kii moo ko yor ak kii moo nekk fekk kii moo gën kii waroon na def lii pétrole bi fii gaz bi fii OFNAC non ce ne batte i coglioni comme ni ko italien yi waxee c'est pas le moment bàyyi loo gëm nga teg ko fee tu dois être derrière le chef de l'État moo fi nekk tey ba keroog affaire bi di jeex nga ne ci gannaawam dégg naa keroog Tunkara baadoola bi sax dem na ba lu ko jafe mu ne mu ngi ci gannaaw état bi ngeen war ko mën a def voilà loolu lañ leen di laaj mais ñëw fi di jaay gëree ay activistes na ngeen jël seen activisme ngeen teg ko fee pour le moment te xam ne déegi buy am yow activiste sa ndaay ak sa baay ma nga fee sa frère sa sœur ma nga fa donc waxal supporter le chef de l'État ba ñoom ñooñu say famille génn ci sumay famille génn ci yeneen famille génn ci waaw seen bagage yooyu ngeen jël ko ngeen teg ko fee ay France dégage ak Auchan dégage ak pétrole ak gaz c'est pas le moment gars yi du temps bi kon nañ bàyyi yooyu quoi voilà daañu war a waxtaan aussi demee ci live bi incha allah di leen ko rappeler à 18h fii heure de Paris 17h heure du Sénégal midi en Amérique ñu seetaan ko gars yi jël yoonu suuf bi parce que am na ñoo xam ba tey ji gars yi kaas nañ wax nañ di n'importe quoi mais teewul ñu ngi jël yoon bi di dem mënoo ci dara kuy décider ne man damay dem Sénégal lan nga ci mën taal nañ seen oto ña nga ci yoonu suuf ba am na ñu jot a dugg tey ji wax nañ mu ko am na ñu ma ci jot a dégg am di bii ma nga ci yoon ba kii ma leen di wax war a waxal suba incha allah tu vois. ñun nag mënuñu lu dul wax man nag mënuma lu dul jël sama décision man ba ma koy jël le 23 février la woon wax naa leen ko fii àdduna yëpp dégg ko voilà te gis ngeen la ma doon bañ am na fa à la fin mais ñii ñu ngi fa ma toog fi di dégg ñoo xam ne oto yoonu suuf bi lañ jël dem ba Touba ñii dëkk feneen di làqatu seen ay kër
ba waa koñ ba ñooy ñëw di leen weeje di woo ay gendarmerie di leen avertir quoi di leen dénoncer diw ñëw na mu ngi fee ñun bu jëkk dañ doon yàkkamti ñun ñëw fa voilà mais léegi da ngay ñëw Sénégal di làqatu loolu lan moo fa jar balaa caa kay nga toogoon fii ba affaire bi jàll boo dawee feebar fii feebar ma nga Sénégal mën nga ko daw fii dem mu jàppale Sénégal ga nga nekk donc amul sens Sénégalais yi tey ñun moodu yi lañ gën a bañ parce que gis naa ci benn audio dem muy naan waaye dañoo soof dañu war a toog fa ñu war a toog bu ñëwee bu leen may sax kanam ne koo ci may kanam nga gis muy wokk dokk naan la suba démb laa ñëw ak gannaaw suba xam nga dañu weddi complètement ndax feebar bi gëm yàlla nga sax xamatoo fuñ ko teg voilà moodu konteetul dara Sénégal fan yi quoi voilà gars yi di dem nag dañuy gën a mettre dans des difficultés man yaakaar naa dem Sénégal nga say mbokk ci boppam dañ lay maayen dañ lay ragal quoi voilà foo jaar ñu ngi lay xool bët bu bon te bu njëkk boo ñëwee ñuy xool lan nga mu indaaleel loo may dàll bi nga sol chemise bi nga sol dàll yi maa ko noté léegi boo ñëwee bëgguñu la fa soxlawuñ la toog leen fa ngeen nekk lañ leen wax te ndeysaan ñooy ñi doon yuuxu fii daaw pourquoi Macky Sall demul jëli 13 personnes yi indi leen Macky Sall waru woon ñëw jël suñu tey yéen ñi balaa mu koy xalaat sax yéen ñu gën a bañ soxlawuñ leen fi ngeen ñuy wax moo tax cohérence xaw ma fan la ko Sénégalais yi teg rek ma yàlla baax na daañu waxtaan ci loolu aussi jéem a xam te ne ay raison daa leen tegal léegi benn vidéo même le sous-préfet la def naa bu Mbàkke xaw ma affaire côté yooyu mu ngi koy wax di remercier même gars yi nga xam ñooy dénoncer mooy sa waa koñ yooyu nga xam boo ñëwee rocc ko guddi sax dugg am na ku la gis bu subaa mu woo gendarmerie war nga xam suba Xaadim koy ñëw na mi ngi ci kër ga day làqatu kooku ndeysaan woo service sanitaire yi ñu ñëw fexe ba boo baab la bëne la mbiip yóbbu mais lan moo fi jar na butu coronavirus yor ko du gàcce man bu ma ñëwee nuyu doomu aadama mu wàll ma ko mais melu ma xam nga sénégalais dañu war a bàyyi yooyu parce que bu dee da nga demoon di fo ba sida mën nga nëbb ne da ngay sida ñu la koy nëbbal mais coronavirus moo ma dal loo ci nëbb du sa faute moodu boobu ko indi foofu du woon fotam ba muy ñëw xamul woon na yor na ko ne ba léegi da ngeen di dégg ñu ne benn cas amu fi donc kooku man mii mënoon naa jël def ko bu dul sama conscience moo ne ma toogal mënoon naa jóg dem moom ñëwul ne day ñëw di infecté waa Sénégal mais am naa coronavirus waroo ko rus mais waruma jóge fi ba pare dem di nëbbatu su ma ko yoree wàll ko sama waa kër maa ngi leen di lor ñëw tëju sama nekk sama jabar di wax sama waa kër di waa ko bu kenn yëg ne ñëw naa bu ñu yëgee ne ñëw naa Italie laa jógee dañuy defe ne coronavirus laa yor yaa ngay rey sa waa kër li la war mooy bala ngay dugg ci kër googu yow nga dem ne man mii Italie laa jóge yoonu suuf bi laa jël nga def sa quarantaine doo nga dem sa kër loolu moo war voilà mais ñëw di làqatu yolleeku nga ba jaar ci nuñ ko frontière ba dem sa kër ne ràpp tëju ba ay nit ñooy yëg ne ñëw nga fi ñu dem di woo gendarmerie pour dénoncer la loolu war nga ko rus yow bëggoo sa waa kër googu dafa nga ne rëcc nga buur daal yow mën nga rëcc sa waa kër gi loroo leen quoi te waroon a jëkk sàmm seen kaaraange donc sàmm kaaraange dëkk ba kaaraange ab réew ma mais nga ñëw tëju sa kër di wax sa jabar nekk ak moom say doom yaa ngi leen di lor xalaat leen lii ku ci rëcc ba dem sa réew la tu es un sénégalais mënoo ñëw sa frontière sax ñu naan la doo dugg sa réew mais boo fa duggee la minimum des choses mooy nga ñëw présenté wu yaa war a dem ci gendarmerie wala poste de police neen man kat Italie laa jóge démb wala Paris laa jóge wala Espagne laa jóge ñoom daañ la wut structure bi woo fu ñu la téyee 14 jours après boobu bu jàllee nga dem sa kër sauvé nga sa waa kër sauvé nga waa dëkk ba sauvé waa réew ma waaye ñëw yollee ko mel ne sàcc dem tëju sa kër ba ñu ñëw di la fa loqati kooku war ngeen ko ruus voilà donc déglu leen flèche la lu ma leen di wax day am déggal préfet bi lan la wax fii après ma ñëw tëj ak yéen. may la tawféex may sa njaboot tawféex may réew mi tawféex ndaxte seytaane du yem si bopp borom te Covid 19 seytaane la di féliciter tamit ñi nga xamante ne bi tamit ñi ngi dénoncer nit ñi. parce que dénoncé nañ fi ay nit nga xam ne dañoo ñëwoon làqutu ne patt seen biir kër. waaw ñun bu ñu dénoncé rek dañuy joxe tur yi au niveau de non médecin chef yi d'ailleurs ñoom ñooy kii affaire bi bu ko defee ñoom daal ñu ñëw nànk si yow. voilà yéen a ko dégg dem na ba di remercier ñi nga xam ñooy signaler te loolu mu wax moom laa leen di wax képp ko fi ñëw di làqatu signaler leen ko
parce que moom ma ngay lor waa këram di lor waa koñ ba ku ci ñëw nag comme ni ko am di waxe démb bu mu ko déggee nee na ma ñun buñ ñëwee état Sénégal lu mu ñu wax dañ koy def d'accord nañ toog 15 jours doog a dem ku ne ña dëkk Touba ña dëkk Ndar kenn ku nekk buñ toogee 15 jours yi tu n'as rien ñu bàyyi la nga dem sa kër mais ñëw di yolleeku dem seen kër yi la topp guddi gi yéen a ngi lor seen waa kër kon nañ bàyyi yooyu sama gars yi ok donc jeex na loolu moo doon info yu ma leen waroon jox tey rendez-vous bi demain la lii ma leen liiral chiffres yi ak yëpp dinaa leen ko liiral ci live bi en direct di leen ko rappeler ak invité yooyu Ndoye Bane dina fa nekk Mame Gor Mati Fall Mati Trois Pommes Amdi Kane ki ñu jiiñoon ne moom moo jëlee feebar bi fi yóbbu ko Sénégal ku ci bëgg a xam évolution bi da nga ma déglu suba incha allah ci à 18h Baye Diouf ci directeur benn rajo bu ñuy wax defal suñu bopp fii di consulat immigration moom tam dina fa nekk ak Maymouna Bousso ak sama benn boy bu nekk fële live bu tudd Bala Diagne da ngeen leen dégg demain incha allah à 18h bu leen ko kenn nett li bindal ci chaîne bi activer cloche bi live bi yéen ñëpp laa fa soxla demain incha allah peace and love xam nga fu ma leen teg fii sans loxo nag joxuma fi kenn loxo nay leer